xam ne ñëpp ay jeunes ay waxambaane la. ay waxambaane am doole war a mën a liggéey ngir seen réew. te réew mi ay paramètres yoo xam ne maanaam war nañ ko mën bàyyi xel. téeméeri nit yoo jël. juróom benn fukki yi wala juróom-ñaar fukki yi. ay ndaw lañ ay ndaw lañ. loolu mooy li ñu yàlla defal réew mi yàlla defal ñu lu waay mën a wax ji mën naa bari mais amuñu problème mu ethnie. boo koy wax Sénégal yi génn nañ ci yow ak koo mën a doon. mais nag politiciens yi dangereusement ñu ngi tàmbalee dugg ci xeetu discours yu mel noonu. ba fi mu toll sax bëri na ay problèmes yu muy am. mën naa nekk ay discours rek mais boo xamee suñu société niñ ko mooñee lu jiitu république di fi ñëw yooyu mag ñi réglé nañ ko bu yàgg. est-ce que moytu ko gënoon itam dinañ ci ñëw foofu phase boobu dama bëgg ñu bàyyil ko phase maanaam réew mi réew mu ñu waajal la dañ ko waajal ci xam-xam waajal ko ci taarix démbam waajal ko ci ngor waajal ko ci dignité ak fulla ak fayda valeur yooyu réew mi am na ko léegi ku bëgg a gérer réew mi te fas yéene woo wax ci loolu fas yéene woo koo teg ci loolu man li ma gëm mooy sa jël day gudd rek mais da ngay daan. d'accord ci loolu sax imam doguma la mais wax nga ko donc ça veut dire que war nañu mën a am ñi nga xam ne ñooy candidats yi war nañu am contenu. maanaam loo xam ne buñ ko tëggee rek dañ ko daj. ci loo xam ne dañ koy proposer askan wi. ne leen lii ak lii ak lii lañ fas yéenee taxawee. ci assemblée nationale justement. très bien donc loolu noonu mu ngi nii ndax di ngeen mën a voter ak ñun programme yooyu certainement peut-être dégg nga ñenn ñi di wax Yewwi Askan Wi démb jot na génne document am programme am ca njëlbeen kii bi campagne bi bokk gis-gis ak Aar Sénégal ñoo ko jot a def. noo gisee le contenu de ces documents là yi nga xam ne mooy programme yi. waaw xam nga programme yi moom am na solo. parce que programme moom la ñëpp war a laaj. te it ku bëgg ni da ngay soppi il faut nga wan nit ñi nooy soppee. tout à fait ak fan la ñuy jaar ba soppi. mais tey gis nga contexte bi Abdou Khadre li réew mi gën a soxla mooy ku jub. koo xam ne leer nañu du sàcc sunu xaalis. koo xam ne leer nañu ni duñu fen. koo xam ne leer nañu ni duñu wor. jikko yu baax maanaam. waaw ay valeur tey ku amul ay valeur mënoo soppi réew mi. parce que réew mi amuñu problème mu yii ñuy wax Sénégal problème mu nit la am. nit koo xam ni leer na ko ni lu metti metti du fen askanam. lu metti metti du wor askanam. lu metti metti situation bi lu mu metti metti dina wax askanam dëgg. man programme boobu moom laa gën a gëm ci programme bu ñu def ci ay documents. parce que Sénégal façon programme bu ne wax nañ ko fi. waaye gis nañ ni ñiy wax programme buñ doxalee tuuti ak seeni jikko ak seeni doxalin maanaam buñ toogee rek dañuy sànni fële programme bi commencé nguuru. maanaam programme bi foo ñu làmboo ko. waaw dañ koy làmboo rek. liñ naan bukki bu làmboo deru bëy. dugg ci gétt gi. li ko tax a jóg mooy nan lay fexee ba lekk bëy yi nekk ci gétt gi maanaam ñun politiciens daf ñoo yàgg a nax depuis 60 ba tey même classe politique bii fi nekk. affaire bi di tourner ci ñoom ku ñëw jox sa moroom mais xam nga ni bu ñu waxantee dëgg rek te naxante wuñu ci ay calcul politique lañ yoree réew mi ci naxante lañ yoree réew mi ci ay nan la ñuy fexe ba satisfaire ñeneen ñu dul askan wi loolu lañ yoree réew mi loolu mooy réalité bi quand même Sénégal réew yi mu départ andoloon réew yooyu tey ñoo ñuy dimbali Corée du Sud gi ñun ak moom après l'indépendance ñoo départ andoon les pays Maghreb tey ay Maroc Tunisie lan lañ ñu ëppale au contraire ñun ñoo leen ëppale parce que ñun am nañ stabilité Sénégal mosu ñoo guerre te loolu sant yàlla la. te am nañ ndaw yu sawar. am nañ ndaw yu ressources sawar humaines moo gën a ëpp solo pratiquement. ci doxinu réew mooy li ñëpp soxla nit. insaaniya nit. waaye nit kooku nag da nga koy defar parce que quantité xam nga tey boo xoolee. affaire bi nekkatul sax ci quantité ci qualité la ne. nit ñooñu il faut nga jàngal leen former leen def ci ñoom lu ñuy tuddee patriotisme. bañ gëm ni bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk. bañ gëm ni politique du affaire fii rek la yem. politique dañ la koy laaj yawmal qiyaam. politique nga gëm ni politique jaamu yàlla la mais loolu kan moo am volonté bi. loolu pour nga am ko il faut nga gëm yàlla xam nga réew mi tey situation yi mu nekk nii soxlawuñ fi ku dàq jàng parce que réew mi ñu ko yor ñëpp Senghor kenn mënul wax ni jàngul woon lu nit di jàng na ko ba agrégé ci Abdou Diouf kenn mënul woon wax ni jàngul woon administrateur civil la luy état xam na ko Ablaye Wade bu dem jàng ñëpp xam nañ ni
ñi ëpp diplôme ci Afrique ci la bokk. te jaar na fi te réew mi soppikuwul. Macky Sall ingénieur la. te réew mi soppikuwul. kon réew mi tey soxlaatul am njàng. kuñ ni jàng ci la de waaye réew mi ku jub la soxla tey. koo xam ni bëgg na réew mi. koo xam ni gëm na ni bu duggee bàmmeelam dinañ ne ko yow noo yore woon réew mi. koo xam ni rus naa fen askana jàpp naa ni tey façon nit yooyu lañ soxla. te façon nit yooyu nag ñu ngi ci réew mi ah. ñooñu nag ku ne da ngaa am responsabilité pour xam fan lañ féetee nga dem ànd jeeg ñoom ak lu mu la mën a coûter. ak lu pression bi bari ak lu wax ji bari parce que da ngay gëm yow droit bi ñuy manipuler pour terele yow nga dem ci ñooñu droit bi ñu am yow droit boobu nga am pour mën a am courage mën a dem tànn ku la neex. d'accord loolu sa àq la kenn mënu la ko xañ. d'accord alors ba tey si démarche politique bi dinañu faral di dégg ne par exemple territoire bi wala terroir bi titre foncier bu diw la diw politicien bi bu ñu jëlee exemple ne nañu Matam le nord du pays le titre foncier bu Macky Sall xeetu discours boobu noonu ak doxalin boobu aussi nga xam ne il faut le dire amul benn loi bu ko permettre ñuy xañ képp soit citoyen pour mu dugg ci réew mi fu mu mënti bëgg mu dugg fa amul loi bu ko fi permettre loolu aussi est-ce que nekkul jafe-jafe ci doxinu réew mi ak problème yoo xam ne war na ko mën a indi. waaw xam nga loolu waxi politicien la rek ci li ma jàpp mais ku xam réew mi xam ni réew mi kenn amu fi titre foncier ku xam Sénégal ni mu bindoo xam ni Macky Sall bu doon Matam rek titre foncier politique laa bëgg a wax maanaam kenn amu ko fi bu doon Matam rek Macky Sall du falu. yaa ngi dégg bu doon dañoo dem élection ñu ni fi nga jàpp ni mooy sa titre foncier kese ñu wooteel la kon doo falu parce que ñooñu minorité lañ kon wax ju ñu war a corriger la képp ku taxaw ni diw fii titre foncier am la moom ci boppam xam na ni bu dee foofu rek la yaakaar kon jarul muy dem élection léeg-léeg nag mën naa nekk waxu politique pour xëy na neexal waa gox boobu waaye loolu daal loo ci mën di dégg lu ñu war a corriger la réew mi kenn amu fi titre foncier Sénégal benn réew la yaa ngi dégg sénégalais ba nekk Matam ak ba nekk Casamance ak ba nekk Ndakaaru gii nekk Touba nekk Jolof benn carte d'identité bi lañ am luñ ci bind mooy carte d'identité nationale nationalité sénégalaise yaa ngi dégg kon yooyu ay waxi caaxaan la yoo xam ni tegul fenn tey ñi koy wax jàpp naa ñu ci bari boog boo xoolee bu dee njàng seenum njàng matewu ko bu dee parcours amuñu parcours bu ñu leen war a nawe li leen ci boole rek mooy nguur gi ñëw na seen xarit a ko yor ñu profité ci. am nañ kaawu Farba Ngom. le maire de Agnam. bi nga xam ne sax moom moo gën a dëgg sax ci kàddu yooyu ci position yooyu. ne Matam titre foncier bu Macky Sall dëgër ci nag. ba sax jot a tëkku waa Yewwi Askan Wi. ne buñ fi ñëwee dinañ xam ne fii mooy fan. fii mooy këru Macky Sall mooy titre foncier bu Macky Sall. et finalement on s'est rendu compte que. askan wi dafa wane leneen. kaddu yooyu d'abord nga ko jàngatee kaddu yi waxi kii wax mooy waxi ku xamul réew mi la. waxi kuñ waajalul la pour mu yor ay ndomba tànk bu fekkee résultats yi ñuy am foofu. dafay satisfaisant dafay écrasant waxi kuñ waajalul la pour mu war a yor ndomba tànk. parce que yow xam nga ne réew mi bu doon dox ci normal. Farba Ngom du nekk député ci réew mi. parce que député da ngaa war a xam loi yi mooy lan. mais citoyen la de comme ñoom. waaw mais mën nga nekk citoyen mais député du caaxaan mon frère. tey jii nit doo jël député mooy koo xam ni. li ñuy indi ci réew mi loi yi ñuy indi yi war a soppi réew mi budget yi ñuy nattal exécutif bi yaa ko war a lijjanti kooku boo jàngul mënoo ko maanaam député dañoo war a xool kan ban profil moo war a nekk député comme ni enseignant ni ñuy xoolee profil bi ni ñuy xoolee ñu ni kii dafa def ay concours pour mën a nekk jàngalekat. tànneef bi daal dafa wax tànneef bi baaxul Sénégal. loolu indi caaw li dañuy gis koo xam ne xamul li xew sax ba pare yor rajo yi yaa ngi dégg mais bu doon réew mu sérieux yow xam nga ni bugguma tudd turam mel ni dama koy jox importance. mais de manière générale dafa mel ni politique mooy faral di ci laxas même ci yeewi am na fa ñoo xam ni logiquement bu doon dañ koo teg ci yoon rek waruñoo nekk député parce que amuñu benn profil pour war koo doon du ci njàng du ci jaar-jaar
du pas-pas. imam ni mu mais amee ci opposition bi. buñ ko tënkee foofu mbaa du beddi du am. beddi du finalement am pour ñenn dafa am responsabilité diine tey imam mënoo ko nekk te jàngoo. waaw responsabilité la. maanaam àdduna lépp lu ñuy jox nit am njàng ci jiitu. parce que ku xamul boo ko joxee mbir yi da koy yàq du xam fu muy commencé du xam fu muy yem li ñu indil tey nit am fitu toog ci réew mi di wax ni diw fii titre foncier la loolu ñàkk xam-xam rek la du leneen. ñàkk xam-xam la mënoo koo jox leneen rawatina amoo xam-xam ba pare yor xaalis kooku boo moytuwul la alquran ni wax ni walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baxaw fil ardi kooku alquran la yàlla nee na am na ñoom bu ma leen joxoon alal man su ma leen joxoon alal leer na ma ni dañuy bew xam nga alal ki ko mën a yor sax tranquille mooy ki am xam-xam ki ragal yàlla waaye bu dee da ngaa yor alal ju bari rawatina alal joo xam ne yow liggéeyoo ko yaa ngi dégg. ah bon façon bi nga ko amee mais réew mi kan moo fi mën a am milliard boo liggéey fii ci Sénégal. ci ndox bu dee fonctionnaire nga. politicien boo gis mu yore milliard da koo sàcc. mais business baa ngi fi de. non am na ay politiciens lañ mais dañuy kii dañuy job de dañuy liggéey de. réew mi fii bu dee fonctionnaire nga mënoo am milliard. rawatina nga yor ci ñaar ba ñett ba ñeent. yaa ngi dégg loolu mooy dëgg. fonctionnaire yi liggéey nañ ba retraité ci bari dañuy fay seen kër yi ci banque. yaa ngi dégg. te pension bu yow nga toog mosoo liggéey yow kenn xamul foo mos a liggéeyee nga yore milliard. mooy alal lu réew mi nga yor da nga koo sàcc loolu mooy dëgg loolu Sénégal yëpp xam nañ ko loolu du débat ça veut dire Sénégal mënta ñàkk ñu indiwaat xam-xam. indiwaat valeur. yaa ngi dégg waajal ñi ñu war a jox ndomba tànk ñu waajal leen ñu xam ñoom ñooy ñan. parce que ñu bari dañuy wax pouvoir bi rek. mais ba ci opposition bi fi am na ñoom bu ñu amee benn ndombo tànk bu tuuti rek ñoom fàtte nañ la leen faloon commencé nañ ñenn ñi boo leen wooyee téléphone doo leen jot fay nañ seen i numéro parce que xamuñu li leen fa teg lan la. est-ce que du ñàkk waajal seen bopp. mooy waajaluñ leen. mais nit boo ko joxee responsabilité te waajaloo ko day yàq nit bala nga koy jox ndomba tànk bu mu mën a doon moo xam bu àdduna la wala bu diine dañ lay waajal. suñu société nag ni muy doxee mooy da ngay tabb nit parce que sa xarit la da ngay tabb nit parce que yéen a bokk sëriñ wala am nga mbooloo wala daf maa jàppale woon sax bi may wut nit du caagi nii sax ñi la jàppale rek bi ngay wut ñooñu nga war a tabb bu tabb jotee da ngay seet ñi nga xam ne boo leen tabbee ñu doxal yaa ngi dégg loolu mooy wax ci d'accord tey Sénégal ni ñuy tabbee député te ni waroon a def dañoo waroon a def appel à la candidature appel à candidature domaine bu nekk ñu xool kaca man ñu yóbbu ko assemblée nationale tey am na ñoo xam ne Sénégalais yi dañ doon souhaité ñu dem assemblée nationale tey un élément comme Dame Mbodj tey ji ñëpp a bëggoon mu dem assemblée mais lu tax demu fa mooy ay façon tagbin bi dugal sa copain dugal koo gën a jege te façon boobu dañ koy dénoncer ñun ak ku ko mën a def ci Yewwi Askan Wi ci Yewwi Askan Wi xam nga man nekkuma fi pour Yewwi Askan Wi man Yewwi Askan Wi moomuñu ma. waaw mais kii ma daaneel c'est important man sama fi nekk pour Sénégal fépp fu ma gis lu baaxul dinaa taxaw duut baaraam ni lii baaxul parce que man bi may xeexal Sénégal Yewwi Askan Wi juddooguñu. mais nit ñi li ma daj ci Yewwi Askan Wi bari na koy coow dajoo ko ci. guddi yi su ma sañoon ñu jël réew mi parce que yaakaar gaa nga fa mais am na ci yoo xam ni bari doxalin ni d'accorduma ci. boo sañoon da ngay nekk député. wala bokk ci liste man député laa déjà. man député laa député mooy kuy waxal sa askan. te moom sa bopp man nii sax laa gën a nii sax moo ma gën a tey su ma nekkoon député man nañ maa tënk ci ma bañ a wax sama xalaat te man su ma gisee injustice wala lu jaaduwul su ma ko waxul sama deret ji du normal il faut ma wax ko pour noppal. yaa ngi dégg man fii ma taxaw nii moo ma gën a nekk député lu député di soxla man namm ma dara di alhamdulilah. di député aw ma complexe député. affaire bi ñi liggéeyal réew mi dëgg jëriñ Sénégal ba marqué seen histoire nekkuñu ay député. Sidi Lamine Niass li mu liggéeyal Sénégal. ci génération bari na ko liggéeyal. musul nekk député. yaa ngi dégg kon affaire bi du nekk député affaire bi mooy nga moom sa bopp te foo gis dëgg mu jaral la nga wax ko. d'accord façon tabbin bi nga wax ci Yewwi Askan Wi bëgg ñu dugg